ñi nga xam ne maa ngi bokk ak plateau bi tey di nuyu téléspectateurs yi. am na important alors di nuyu bu baax a baax également suñu gan mu di Serigne Mboup nekk PDG du groupe CCBM mais également président de l'Union des chambres de commerce du Sénégal ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm suñu plateau Serigne Mboup. waaw maa ngi lay nuyu Néné di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi yëpp leen baalu àq waaw. Fatou Abdou nuyu naa la. soxna Néné maa ngi lay fay bu baax a baax am mbégte dalal sur le plateau Serigne Mboup ni nga ko waxee jiite Union chambre de métiers yu Sénégal nekk également njiitu CCBM am nañu mbégte dalal ci plateau bi fas yéene waxtaan ak yow li nga xamante ne jëm na ci wàllug liggéey secteur privé ak lépp loo xamante ne mi ngi ci biir di jaajëfal représentant Orange Sénégal Solange ñu ngi lay nuyu bu baax a baax soxna si di nuyu ci plateau bi Alima Ndione Fatoumata Diop sama wujju Mouhamed Diop ñu ngi koy nuyu Momo Wade ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu également sunu Pape Malick ñu ngi nuyu tous les téléspectateurs de la Sen TV Néné. C'est important Mouhamed Diop. maa ngi lay nuyu Néné amati mbégte bokkaat ak yow plateau ak ñi nga xamante ni à chaque fois dama leen di fekk sur le plateau di nuyu sunu partenaires yi Orange ni ko Fatou waxee di nuyu it président Serigne Mboup moom itam lu bari boole ba lu bari boole ñu bu ma nee Serigne Cheikh Aliou Mbacké rek xam naa mi ngi ñuy seetaan dina xam ne itam am na fu bari fu nu bokkee donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi ci wuyu si bi rawatina ñuy waxtaanee ni ko Fatou waxee lu am solo muy koom-koom li nga xam ne moom la ñu mën a sukkandikoo képp ngir mën a développer réew donc merci beaucoup Néné Aïcha. Merci à vous Fatima. maa ngi lay nuyu bu baax a baax Néné c'est toujours un plaisir ñu partager ak yow li nga xamante ne moom moo di plateau bi di nuyu également comme ni ko rek ñoom Fatou waxee sunu gan yi nga xamante ne tey ñoom la ñuy dalal fii mu nekk également mbégte ak contentement di dalal ki di président Serigne Mboup mais également sunu partenaires yi di nuyu ñëpp sunu papa mi ñu bokkal plateau bi rawatina également séeréer bu nice di Alima Ndione macha allah. Pape Malick Gueye nuyu nañ la. jërëjëf Néné ñi ngi wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sant yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu borom kër gi ni ma koy waxee bis bu nekk mooy alxaaji Bougane Gueye Dany di ko ñaanal yàlla yokk ko te suturaal ko ndax fii ñu toog bu ñu fi mënee toog tey ginnaaw yàlla moom moo tax liggéey rek moo ko ñor moo tax mu fàgg lu mel nii pour Sénégal yépp di ci gis seen bopp kon Bougane ñu ngi koy nuyu di nuyu nag plateau bi di commencé ci yow nen na Aïcha suñu doom suñu xarit ndax yow sax bi nga nu defal mooy plateau bii ni nga ko dirigé ci biir weeru koor wi ni nga ko téyee ba weeru koor wi jeex looloo tax Sénégal yëpp amee la njukkal bu ñu demee nag ba naan suba la ñuy korité ginnaaw suba la ñuy korité nangam war nañu nag delloo la njukkal te xam ni nag plateau bi ren wax dëgg yàlla ñu bari gis nañ ci seen bopp te ñooñu ci gis seen bopp nag c'est grâce à toi parce que da nga koo jiite ci yar ak teggin ak personnalité bu mat sëkk ak xam li ngay def kon ñi ci am teraanga ñëpp nag war nañ la gërëm ndax lëg bu lekkee alam na ko gërëm a coy kon yàlla na yàlla guddal sa fan di ñaanal plateau bi nag sama doom sama xarit sama àndandoo Adja Alima Ndione kooku moom boole naan rek wala boole tuur moom sama doom yi bopp la ma bokk ak moom lépp tubar fa kàll di nuyu Fatou Abdou di nuyu sama doom ju baax ji toog muy Fatima di nuyu sama doom ju baax ji nga xam ne grand journaliste kii yaayam suma jigéen la mooy Mohamed yaayam maa ngi moom ñoo defandoo lépp HLM kii nag muy Momo Wade moom sama doom yi bopp la papaam sama xarit la waaye nag da nga invité tey ku am maanaa ci réew mi di nit ku yàlla baaxal di ko xam ne liggéey rek a ko ñor ak xam-xam muy Serigne Mboup tey da nga liggéey da nga indi koo xam ni da nga am client boo dul yàqale tey am nga problème xaw ma koo daan woo waaye tey moom am nga problème di la wax rek ni ñu ngi koy ñaanal yàlla parce que ñu mel nii dañ leen war a ñaanal nu gudd fan ndax ñii ay acteurs de développement lañu kon Serigne ñi ngi lay ñaanal ak suma jigéen bu baax boobu nga toogal nga xam ne suñu partenaire la yal na yàlla dolli leen sutura di wax rek ni daal tey plateau bi dina ala daw me ndax yaakaar naa ne fi mu ne gars yi seen xel yëpp fi mu ne nii mi ngi jëm ci añu ceeb bi mi di nag ceeb yi saf bisimilah jàmm lii baa jàmm la Aliwa lii baa jàmm la lii tey moom jàmm la moom kon baax na macha allah nee na ñu ngi leen nuyu di nuyu waa plateau bi yëpp Pape ni mu ko waxee Alaaji Pape Malick Gueye Fatou Abdou Mohamed ñaari Mohamed yi Fatima
di nuyu suñu gan yi nga xam ne ñoom la ñu àndal tey mu di suñu partenaires yi waa Orange ak président Serigne Mboup tey nag xam naa ni plateau bi xale yi mën nañ cee jànge lu bëree bëri ndax bu weesoo waa Orange président Serigne Mboup nga xamee ni c'est quelqu'un qui est parti de rien mu teg ci nekk ndongo daara donc tey bu ñu dégloo defe naa ne xale yi mën nañ cee jànge lu bëree bëri bravo GP. effectivement sax comme ni nga ko waxee Alima loolu la dañ ko invité pour justement jàng ci lu bëri ci wàllum économie parce que ku xool moom ni mu doxee ak ni mu doxalee je pense que su toogee fii ñu bëri tey ji dinañ ci jëriñu incha allah dinañ ko fi dalal bàyyi ko mu waxtaan ak téléspectateurs yi waxtaan ak jeunesse bi pour justement xool naka la ñuy développer mais laata loolu dañuy dend ak waa Orange parce que ñoom ñoo nar a jàll première partie bi ñu ciy dalal comme ni ñu ko waxee tout à l'heure yor département RSE alors RSE muy responsabilité sociétale de l'entreprise ñu gis ne que entreprise yu bëri normalement suñu wax waxu installation et tout ça on parle beaucoup de RSE léegi lan mooy responsabilité sociétale d'entreprise suñ ko doon firnde ci Orange est-ce que mën nga ñu ci wax waaw Néné merci beaucoup ci question bi ni nga ko waxee RSE ci Sonatel Orange lu yàgg la ci kër ga boo gisee fondation Sonatel Sonatel ñu ngi ko sanc 2002 mi ngi bëgg a yàgg mission mooy at bu nekk am ay projet yoo xam ne day dem ci éducation ci santé ci culture ci jàppale jigéen ñi ci entrepreneuriat ngir ñu jëm kanam jàppale état bi jàppale société civile bi ci lépp loo xam ne mën na bokk ci développement économique et social du Sénégal donc loolu ci ne ñuy yëngu am ci nag ndigal suñu directeur général monsieur Sékou Dramé nga xam ne chaque année ak ay comité ak ay projets yoo xam ne nit yi dañu koy yónnee état bi tamit ñuy jàpp ñuy liggéey ak ñoom dañuy yëngatu ci loolu yëpp moo tax ba tey ñu ñëw fii ci plateau bi wax ci benn projet boo xam ne ñi ngi koy eggali ci weeru koor bi. alors seen projet boobu on entend aussi beaucoup parler de marmite du cœur mu nekk loo xamante ne quand même c'est quelque chose de fondamental c'est quelque chose de très bien on va le dire comme ça alors est-ce que mën nga ñu wax ci marmite du cœur ak seen partenariat. waaw marmite du cœur nag ku ñuy wax Alassane Ndour muy footballeur ak Moustapha Diop ñoom ñoo ko sànc depuis 12 ans marmite du cœur nag du leneen lu dul dimbale askan bi dimbale ñi nga xam ne dañu néew doole. boo leen fàttalikoo bi mu tàmbalee ci weeru koor bi dañ doon def bés bu nekk ñu tànn benn gox togg fa ay ndogu di ko séddale Sonatel Orange nag bi ñu tàmbalee ba léegi marmite du cœur depuis 12 ans at bu nekk dañuy ànd ak moom fii koor gi tàmbalee ba fi muy jeexee donc loolu dafa ànd ak maanaam lu ñuy wax suñu responsabilité sociétale d'entreprise suñu engagement citoyen maanaam dem ci askan bi jàppale leen parce que loolu daf ñu war en tant qu'entreprise citoyenne daaw nag bi Covid bi tàmbalee ñu changé format bi. parce que on voit même des images, donc waaw bii mooy bi ñu demee Ziguinchor. oui ci demoon vraiment ci yenn quartiers yi yoo xam ne li ñu fa gis doon na yaram. ay population yoo xam ne sonn nañ torop et moo tax ñu gis image yi di mooy vivres yi nga xam ne distribué nañ ko vivres yi nag daaw bi Covid bi commencé nañ ko commencé ni ma ko waxee ay kit alimentaire parce que mëntuñu boole nit yi def ay ndogu donc ñu def ay kit yoo xam ne dañ koy yóbbu sur l'ensemble du territoire ren ñu indiwaat benn li ñuy wax innovation wax nañu sànq waxu daara yi da nga ciy gis yoo xam ne vraiment des fois dañuy nekk ci ay conditions yu difficiles ren ak waa équipe marmite du cœur ñu tànn ay daara mooy image yi ngeen gis nii ñu dem def rénovation maanaam daara bi yëpp ñu defaraat ko ba mu baax ba nga xam ne xale yi dina nekk ci ay conditions yu baax pour di jàng alxuraan pour fu ñuy fanaan pour aussi di lekk ak naan am accès ndox donc loolu moom lañu. quand on dit suñu waxee marmite du cœur ça ne se limite pas seulement à la nourriture. déedéet. ren mooy innovation bi nga xam ne vraiment marmite du cœur dina ko parce que dañ ne vraiment dispositif bi nga xam ne ñi ngi koy dawal depuis 2 ans war na chaque année am lu bees ndaxte askan bi chaque année aussi am na lu mu soxla lu bees moo tax ren ñu ne vraiment daara yi ak li ñu gis as tuut boo xam ne mën nañ ko ci def nañ ci góorgóorlu te ñaan nañu yàlla li nga xam ne def nañ ko ren année prochaine mu gën a yokku di ci woo tamit ay partenaires parce que tey ñun ñu ngi ciy jàpp Sonatel Orange am na yeneen structure yoo xam ne ñu ciy jàpp waaye du doy
ndaxte boo demee ci terrain bi li ngay gis. suñu déggee Sonatel nag on a l'impression que justement soxlawuñu aide d'une autre part. ah si ñi soxla ndimbal ci terrain bari nañ ba Sonatel wax dëgg yàlla nag ñi ngi def suñu kéemtalaay kàttan waaye doyul. donc vraiment loolu tamit am na ay partenaires yoo xam ne mën nañ ci bokk. mën nañ ci ànd ak waa Marmite du Cœur Alassane ak Moustapha te à chaque fois bu ñu amee opportunité dañ leen di lancer appel c'est vrai que la koor gi mu ngi jeex eggali nañ tey Marmite bi fii si Dakar mais année prochaine am nañ yaakaar li ñuy def incha allah dina ëpp li nga xam ne def nañ ko ren. alors wax nga waxu innovation bu ren mais est-ce que ça se limite seulement ci weeru koor wala da ngeen di dem au-delà de weeru koor bi def yeneen activité waaw lii wàllu Marmite du Cœur nag ci weeru koor bi la yem mais au-delà aussi bu amee ay yenn événements religieux yi comme ay màggal wala ay gàmmu dinañu aussi def activités yi c'est ponctuel durant toute l'année dinañ koy def toujours ak waa équipe Marmite du Cœur RSE bi nag moom at bi yëpp la weer bu nekk bés bu nekk am nañu ay projets yoo xam ne ñu ngi ciy dugal suñu loxo ci wàllum jàng bi suñu fondation Sonatel def ci xarañ bu baax yàggul torop ñu ngi inauguré benn lycée Tambacounda boo xam ne Sonatel def ci 500 millions donc dafay firndeel ni rek suñu direction générale lépp loo xam ne dina améliorer li ñuy wax bien-être population yi daf leen soxal te suñu directeur général vraiment dox nañu ndigal pour ñu def ci lépp loo xam ne mën nañ ko. alors vous terminez par quoi ci loolu. waaw di wax ni rek koor gi mi ngi jeex dugg nañ ci bismillah rahmaani rahim ñaan nañ ci génn alhamdulilah rabbil alamin di baal ñëpp ak di ne vraiment projet yi nga xam ne Sonatel mi ngi koy doxal ci responsabilité sociétale d'entreprise ñi ngi ñaax aussi yeneen entreprise di dugal ci seen loxo parce que gëm nañu li nga xam ne mooy tax ba suñu dëkk di développement économique et social boobu ñuy wax commencé na d'abord par engagement citoyen commencé na par engagement secteur privé xam naa monsieur Mboub nga xam ne mi ngi ci secteur privé bi dina ci wax état mënul def lépp il faut que ñëpp def ci loxoom il faut que ñëpp am ci wàllam loolu mooy tax ba émergence bi nga xam ne ñi ngi koy wax ci suñu dëkk dinañ fa egg incha allah. c'est important alors di la jaajëfal bu baax a baax d'être passé sur le plateau je rappelle que moom mooy Rokhaya Solange Meng Ndir chef de département RSE et partenariat Sonatel Orange en tout cas li ngeen di def am na solo ci réew mi ñu ngi leen si jaajëfal di la remercier bu baax a baax d'être passé sur le plateau encore une fois alors dañuy rek xam naa def benn transe rek def invité du jour commencé nag suñu waxtaan ak kii di président Serigne Mboup. C'est une émission Grand Plateau fii ci Sen TV. Parce que l'essentiel de ce Ramadan, c'est d'être solidaire. Kooru jàmm ak Orange. ànd si koor, ànd si lépp. ak ndindi kër galas sañse yu riche cuuraay yu amul fenn dàll pochette ak sac yu am maana gamme café golden bi yee seeni yëg-yëg café golden Dayan distribution moo ñu ko indil. Distingo se distingue par sa qualité. Dano meew bi lay dooleel Senwave seen application yónnee ak jot xaalis bu jóge bitim réew ñëw fii ci Sénégal beurre Sofia bi safal seeni plat yëpp huile de tournesol j'adore 100% raffiné mbégte jeeg ji ci biir waañ bi EDK oil mbégte ak bànneex kese la thé dawas le thé à l'état pur di ataaya bi gën ci ataaya yi seen jus de fruits la fraîche cafka bu neex tànneef bi gën ak Rouma et frères Grand Yoff vente de smartphone et électroménager bijouterie la solution l'Islam 2 fi or yombe terafet Touba ca kanam laaj li ñu mën def ko fi ñu xam CCCPS comptoir commercial plomberie du Sénégal la satisfaction au prix halal Kabirex bi leen indil li gën ci électronique nekk ci rond-point Sacré-Cœur imprimerie carbone 14 bi fi mën ci impression lépp luy emballage ak carte à gratter Sen TV ak ay partenaire am ñoo leen di wax Ramadan Moubarak.
voilà donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax Rokhaya Solange Mbengue Ndir moom mi fi teewaloon Orange Sénégal ñu tourné nag ci waxtaan wi Fatou Mohamed Fatima ñu tourné ci président Serigne Mboup alors comme ni ma ko waxee tout à l'heure xam naa tey dinañ jàng lu bëri ci moom dinañ jàng lu bëri ci économie mais également développement justement président de la République xam naa wàllum économie soxal na ko wàllum emploi des jeunes également soxal na ko ñu gisoon mu woote fi conseil présidentiel pour l'emploi des jeunes et l'insertion yow nga yore secteur privé amaana ñu ràññee la lool ci secteur privé national te suñu déggee secteur privé national emploi xel day dem ci emploi alors conseil présidentiel boobu pour introduction rek naka nga ko gisee même par rapport au secteur privé. waaw maa ngi leen di gërëmaat pour bañ a guddal émission bi ci gërëmaat mais d'abord ma gërëm Bougane Gueye nga xam ne ni sama nattangoo la ci secteur privé. gis ko muy def liggéey bu rafet boole ko benn di yee nit ñi di def social moo commencé un peu ci Sonatel tout de suite bon du defal ko publicité lu am importance la ci li muy def mais damay rappeler Sénégalais yi rek ne Sénégalais yi ci seen boppam ñoom ñoo njëkk a nekk ay nit social ñëpp xam nañ ne tey su Sénégal taxawee tey kenn ku ne la nga gën a néew la doole la nga gën a am yaa ngi koy dimbalee ka nga tane ndax tey soo xoolee ci école yi tey daara yi ñoo ëpp école jàng yi daara yi ñoo ëpp ñu fay jànge mais tey bu dul woon nit ñi ak sénégalais yi fiir sénégalais bu dul woon loolu làmbaay dina ñaaw waaye yaakaar naa man nga dem daara nga fekk fa condition ay dundin mais xiif nga dégg ñu ne taalibe bi dafa xiif moo ko taxa kenn àdduna musta am Sénégal te loolu lu am solo la bon li ngay wax ci emploi moom dafa nekk loo xam ne nii mooy doomu aadama soo gisee li ilaa fi Qurayshin aaya bi ni ko yàlla tëggee dafa ngay dégg mu ne war ngeen maa jaamu léegi ndax jox naa leen ngeen lekk c'est-à-dire persévérer leen ci ragal xam nga emploi mooy li nga xam ne bu ko nit amee c'est sûr que day am tranquillité ci boppam ci dundu boppam ba pare am sécurité ci boppam parce que xiifu kenn sa collègue danger la pour yow je ne veux pas dire que man am naa lu ma dundee am naa sécurité am naa lépp mais soo amee sa mbokk wala sa dëkkandoo wala nga nekk ci cadre boo xam ne am na ñu fa xiif yow mën nga sentir ne amoo sécurité kon su ko président de la république jógee ñu def ko jam ñaajo ñun ñu demoon ca lu am solo la li ñu war a def rek mooy loolu dafa war a nekk liggéey bu permanent warul nekk événement permanent parce que ñun ñi ngi ci tous les jours di xool nan la ñuy employé ay nit parce que kenn ku ne ñaar moo gën a yomb ci ku yor dara dem ubbi sa boutique toog di jaay yow yaay nekk ci comptoir bi jël sa doom teg ci wet gi wala nga dem tabax sa immeuble te gardien ci bunt bi chaque mois nga taxaw fu ne nga fayu ok léegi nag bu nit demee ba investir bay employé ay nit je pense que ku ko jàppale dana mën a yokk ku ko may jàmm sax laa waxuma la sax jàppale soo ko mayee jàmm li koy indil problème lépp nga dindil ko da nga am jàmm mais ndaw ñi ci la ñàkk liggéey bi gën a bare li ko def nag mooy Sénégal dafa mënul développer réewam te duggul ci industrialisation mooy doppe agriculture mooy doppe économie mooy doppe service yi parce que su doon tey luñ fi defar luñ fi consommer rek dañ ko fi defaree kon je pense que Sénégal waxuma la doomi réew mi danañ liggéey ba ay africains ñëw mën ci liggéey parce que ñiy jóge fii di dugg ci gaal yi wala di dem Italie buñ demee ci ay fabrique ay usines la ñuy liggéey ñu jëlaat produit yooyu indi ñu ko fii ñu di ko consommer je pense que luñ mën a def ci wàllu emploi te créé wuñ cadre bu baax encouragé ñiy employé nit ñi déjà créé wuñ cadre bu baax pour ñu industrialiser produire li ñuy xam ne nii ñun moom la ñuy consommer
pense que mën nañ def lu ne mën nañ ci dugal ay milliards mën nañ def lu ne mais dana jafe mu président affaire industrialisation peut-être dañ ko yàgg wax alors ba tey c'est une question d'actualité encore dafa nekkaat actualité ban blocage la am ba tax waxu industrialisation mënul effectif fii ci Sénégal. non neel kay dafa dañu xaw a détruire li ñu amoon Sénégal bi mu am indépendance réew mu industrialisé la woon. ñaata usine textile moo fi nekkoon. diw dañ ko daan defar usine Sonacos. Saint-Louis kii Ziguinchor di dox yëpp di dox. dàll bataay yi Sénégal nekkoon na pays bu industrialisé. c'est vrai que dañoo dem ba mu yàgg importation bi dominé ko. importation bi li ko indi mooy dafa gën a yomb yeneen réew yi ñu dugal ñi ci ay OMC lépp pour def seen production andil ñu. léeg-léeg nag ñu ne waa lu tax mun leen a concurrencer munuñ ko ndax ñoom soo jiitoo nit ci defar mooy nga bëgg tey defar benn usine buy defar ndox buy defar jus nga mën a ngay produire commencement bi foo jaar produire 5000 bouteilles 10 000 bouteilles mais kële mi ngi produire 1 million de bouteilles te deuxième fois am na cadre logistique boo xam ne nii yow boo ko installé woon Kédougou wala nga dem installé ko Ziguinchor ki ko installé Dubaï un exemple transport am mooy gën a yomb yow mi nekk Ziguinchor sa transport parce que ki nekk Ziguinchor amul logistique bu ko mën a indi suñ mënoon a utiliser géej gi utiliser lépp dana kii gis nga ñi ngi lay woon usine textile bii kii 1970 la existé woon Sénégal t-shirt yu bëri coupe du monde ñawe nañ ko fa dañ la ko inauguré waat 1999 par Abdou Diouf waaye ay 70 lañ ko defoon te boobu ay opérateur économique dynamique sunu Pape Alaaji Jili Mbay moo ko puusoon état bi jàppale ko ak banque islamique mais yooyu yëpp ñu dem ba mu yàgg muy coton 100% parce que lii ngay gis ñu di ko liggéeyee avant ñuy def lii ñu koy liggéey day jariñ baykat bi bay coton te xam nga ne côté Tamba côté Kédougou suuf saa nga fa ndox maa nga fa mais yooyu yëpp nag bu doxul mu mën a jël ay 2000 personnes nga xam ne tey li ko tee dox mën naa am fukki commerçant wala ñaar fukki commerçant ñooy importer tissu yi moo tax 2000 wala 3000 personnes liggéeyuñ ci mais doo wax ne commerçant yooyu seen faute la te commerçant yooyu suñu leen wóoroon ne wut usine bii moo leen di ëppal njariñ danañ ko defi. alors foofu kan la monsieur Mboup marché bi ñuy libéraliser ba ku nekk war a mën a dem jële bi ci réew dugal ko moom moo tax peut-être secteur privé bi amuñu doole bu ñu mën a tabaxee wala taxawal yu mel ni nga xamante ne doomu Sénégal ñoom ñoo ciy jariñu c'est quoi le problème exactement. non mooy loolu li nga wax mooy marché bi lañ ubbi tey dafa mel ne Sénégal dañ ñoo teg société de consommation li ko indi nag mooy defet ki ñun suñ développement bi yëpp dañ koy jëlee ci banque mondiale ci yeneen réew yi ñu duñu jàppale ñoom tamit bu ñu toogee ci théorie dañuy wax naan il faut ngeen ubbil ñu suñ marché seen marché mais ñun mënoon nañoo jël exemple réew asiatique yi bi ñu bëggee développé dañoo ubbil seen marché pays yu développé yi pour ñu indil leen transfert de compétence transfert d'expérience mais après dañ ko tëj dañ ko tëjee niñ ko tëjee mooy dañoo fexe ñoom ba defar produit yu moins cher di leen jaay sax ñoom ci seen bopp da ngay gis États-Unis muy xeex ak Chine ne ko lu tax pour tëj marché te soo xoolee soo delluwaatoon mën naa am 50 ans en arrière États-Unis moo daan jël di exporter Chine loolu moo amoon ñun ñi ñëpp colonisation lu ko indi woon du ñëw occuper dëkk bi pour toog fii mooy lan moo ko defoon mooy fexe di produire seen dëkk di ñu ko indil di jël suñ matière première di yóbbu loolu moo indi colonisation léegi nag secteur privé yi boo nee amuñ doole am nañ doole xam nga doomu aadama moom loo gis ci àdduna ci zéro la commencé boo existé am sa zéro mën a compter 1 rek mën nga dem ba milliard léegi li des nag mooy dañ lay jàppale ndax yàlla ci boppam musul wàcce doomu aadama mu ñëw ko ëpp ko am doole day wàcce xale ñu di ko jàppale ñu di ko teete ay waajuram di ko teete muy màgg di màgg ba am vitesse bi mu war a taxaw am ay doom di leen teete. xam naa jàppale boobu dinañ ci ñëw puisque ñu ngi woon ci peut-être la question de l'emploi au Sénégal et que le président de la République bi li ko nen ne waxee sànq def conseil présidentiel boo xamante ne 450 milliards de francs CFA la ñu ci dugal dégg nañ la ci yow am benn séminaire boo xamante ne amoon nga ko ak ay propositions yoo teg mais bu ñu jëlee ku mel ne Serigne Mboup bi nga xamante ne ndongol daara la
bu déparé ci daara tey mu bokk ci secteur privé am ci tour am ci doole tey lan ngay wax ndaw yi par rapport à l'emploi ak loolu nga xam ne état dugal na ko di 450 milliards de francs CFA fan ak fan la ñu ko war a mën a dugal ba xëy na ndaw yi mën ci gis seen bopp. waaw xam nga ndaw yi moom amul luñ leen di wax ndaw yi liggéey lañ bëgg. allez-y président. ndaw yi ñi liggéey lañ bëgg xam nga man li ma mën a conseiller ndaw yi mooy ñi téye ci seen liggéey mooy ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ñu jàpp ci seen liggéey xam nga Sénégal nag am liggéey jàpp ci dafa jafe. naa la jox exemple nit bu fekkee tey amul liggéey bu dikkee boo ne ko sax 80 000 100 000 laa lay fay liggéey day d'accord danaan siiw jot ci mais bu ci jotee 6 mois da ngay gis mu xaw a mel ni ku ko xeeb. waaye xeeb boobu tamit li ko indi société bi moo ko delloowaat suñ la déggee tey say mbokk wala sa soxna mën na laa muñal lu bari sa rakk mën na laa muñal lu bari amoon liggéey mais bis bu la déggee nga ne yaa ngi xëy rek pour moom dalay commencé tegi soxla voilà te question salaire kenn ku ne da nga koy rusa wax ne lii laa am dañ lay teggi soxla yoo xam ne yow da ngay dem ba mu yàgg nga ne est-ce que toogoon ci kër ga gënul c'est vrai man gis naa ci expérience yu bari ñoo xam ne dañ naan est-ce que man li ma nekk léegi toogoon sama kër di attaaye kenn du ma teg dara may lekk di lekk gënul tey maa ngi situation yu métti yoo xam ne nii ku jóg yaakaar ne man maa ko war a fajal soxlaam dana dem ba nga xam ne dana jur nit ci mu dem bay def yëfu jubadi fekk gàcce lay daw loolu danañ ko fi gis ndax léeg-léeg nga gis lii kii doon wax da nga gis koo xam ne nii dafa randal mais il est victime dañ ko teg ci situation boo xam ne wóor na ne mun ko léegi nag li ngay wax ci affaire état bi li président de la république wax lu baax la bu ñu génne woon 1000 milliards sax créé ci 1000 emplois baax na waaye suñ concerté woon bu baax mënoon na ñëw bañ a génne lu mat loolu te créer emploi yu ëpp loolu ndax ci naka mooy li ma la wax mooy fexe ba li ñuy produire fii loolu décret rek la je te donne un exemple l'état bu jëloon décision nen man danaa maye fi 10 ans mooy benn ndimal yére duutu fi dugati wala mu def ko graduellement mu ne yére nii mën na fi dugg waaye buñ ñaw du fi dugg Turquie loolu la def Turquie dafa ne lu ñaw mënu fa dugg xanaa lu nit tële xam nga ne sénégalais yi mën nañoo ñaw sénégalais loo leen tegal ñu ñaw waaw loo leen tegal buñ ne woon costume duutu fi duggati buñ ñaw rek jàppal ne costume yooyu mën na créer tey 10 000 emplois voilà macha allah jigéen ñi seen yére yi moom léegi bu njëkk dañ daan wax prêt à porter waaye léegi yaakaar naa dépassé nañ loolu waaye dese nañu ba tey yenn yére yi tubaab ay slip ay ñu baal ma ay yëre xale yooyu day demander industrialisation bu yaatu mënul nekk tey boo nee waaw lu tax Sénégalais yi sax kawas sax duñ ko ñaw mais kawas nit mënul yor sa machine di ñaw benn kawas ñaari kawas day cher mais am na noo xam ne buñ ko def woon kawas bi mën na nekk en série loolu la kon ñun dañu jàpp ne ma jël loolu nga jël ñi ngi ci diwlin bi industrie yaa ngi fi taxaw consommation bi yokku na matière première baa ngi fi suñ waxee ñu ne diwlin gerte dafa cher waaye bis buñ ko jëloon dynamique ñu gën a augmenter ba fexe ba nga xam ne nii rendement bi Sénégal ñi ngi am 750 kilos par hectare Chine développé ne ba mi ngi am ay 3-4 tonnes à l'hectare buñ développé woon suñ gerte gi ba nga xam ne nii da ngay am 3 tonnes à l'hectare prix bi mën naa wàññi ko dut nekk ti jar 300 mën naa jar 200 mën naa jar 150 sax parce que rendement bi mooy indi liggéey buñ paree industrialisation bi tamit ñu def ko noonu mu industrialiser ko kon mën nañ wax ne ci kanam diwlin mën na jar lu yomb nga dugg ci ceeb bi ñun liñ am ci suuf am ko ci ndox mën na bay lu dundal Afrique de l'Ouest mais tamit loolu tamit li ma la wax rek moo ci am baykat bi bu bayee ba noppi prix de revient tuuti na mooy cherul mais buñ ci dugalee li nga xam ne nii moo jëm transport industrialisation jënd saak jënd jaay day dem gën a cher ceeb bi jóge Thaïlande yooyu yëpp ay process la yoo xam ne nii bu ñuy wut état wut chambre de commerce yi wut ministère de commerce c'est pour que mu gérer les coûts ba nga xam ne nit ki dana fi mën a investir mën a jaayaat production bi. mais yéen secteur privé bi aussi ban rôle ngeen ci joué ci mbiru emploi boobu nga xam ne ñu ngi koy wax lan ngeen ci fas yéenee def bu fekkee ne boobu léegi rëq-rëq yi mi ngi woy ba tey lan moo ci war a nekk seen taxawaay. waaw ñun liñ ci war a def ñu ngi koy def parce que ñun dugg nañ ci engagement yoo xam ne nii mënatoo taxaw oto la boo taal ba noppi mënatoo taxaw mu ngi daw allure boo tëbee wàcc
bàyyi fa ñu fa nekk yow sax da ngay dem. ñun naka jekk mooy industrie yi ngay gis yëpp kenn mënu ko xëy tëj ak loo ci am mënoo ko tëj li ci des nag mooy ki nga xam ne nii mooy état nga xam ne nii moom dafa bokk ci biir obligé parce que tey kenn ku ne sa industrie bi nga am li koy doxal wala sa société bi ngay am li koy doxal dynamique bi yow la mais dama mel ne am na lu koy pousse loolu koy pousse ci état la war a jóge surtout état daf ci am njariñ parce que daf ci am njariñ nga employé ay nit mu régleel ko problème mu emploi nga liggéey fay taxe fay ko ñun dañu jàpp ne bu secteur privé bi toogoon ak état bi ñu toogin bi war a toog nag c'est pas que d'abord état bi dafa war a régler cadre secteur privé bi dafa amul ba nga xam ne nii mën nañ wax benn baat loolu nag dafa am ci yëpp même journalisme am na ko Sénégal moo dëkke noonu même imam yaa ngi koy gis cadre yi réew mu ne li ngay njëkk a régler mooy cadre bi et il l'impose l'état loolu la code de la route bu ñu bàyyi woon ku ne mën nga jënd oto bu la neexee nga tourner gauche bu la gën a kon kenn du dem dafa am lu ne man d'accord ma ne leneen ñu naan dañ koy bàyyi nit ñi yéen secteur privé l'état moo responsable l'état moo war a tey imposer nit ñi diine ji cadre journaliste société bi nan lay doxee et privé bi lépp soo en tout cas ci réew tubaab yi loolu lañ def moo tax ñu am fu ñu mën a waxee. alors président xam naa yaa ngi xuus sànq ba léegi ci wàllu industrie secteur privé bi xam naa ak ne dinañ ci gën a ñëwaat gën ci xuus ak pàcc yi mu laaj yëpp mais ñu ñëw ci solution yi nga xamante ni nii yéen bokk ngeen ci ñu ko joxe ci ba coowal emploi jugee ci réew mi nga joxoon proposition ci ne réewum Sénégal bu ñu jëlee ci téeméer boo jëlee juróom-ñeenti fukk yi muy 90% yi ci doomu Sénégal yi bu ñu nekkee ay salariés xëy na mbirum ñàkkum xëy wala développement mën nañ ko séntu ci réew mi au lieu et place ñuy jël 82% muy juróom-ñetti fukki ak ñaar yi ci téeméer boo jël ñu koy dugal ci mbirum secteur informel bi wala ñi ci nekk ci secteur informel bi di ci yëngu wala auto emploi fan nga teg boobu lekk proposition ak yan yoon lañu war a mën a jaar ngir jëmmal ko. waaw man de xam naa ne tey bu ñu defoon enquête laaj xale yi neneen nga am liggéey bu baax am sa salaire mën a am tranquillité ak ñu jox la xaalis nga dem liggéeyal sa bopp 70% ñu am liggéey la surtout sax ñi ko ñam ba noppi surtout ñi ñam yor seen xaalis dem di liggéey ñooñu ci bari ku la ne tey kaay ñu fay la salaire nga toog salaire nag comme li may wax mën naa am yoru nit ki ci bëgg-bëggam waaye li équilibre am su fekkoon kër gu ne nit ki sa salaire da lay dundal yow ak sa njaboot kon problème mu salaire du posé kon luñ fay nit rek dana dem mais xam nga salaire Sénégal li muy dundal daa bari léegi nag su fekkoon tey jii dañu fexe ba nga xam ne nii comme ni nga wax 97% yi nekk soo gisee pays États-Unis nga ñu mën a régler économie bi état bi bu bëggee aider mooy secteur formel bi dafa gën a bari secteur formel nag dafa ànd ak emploi formel ndax mën naa am Sénégal tey amuñ problème mu emploi barki dem maa ngi nekk ak sama benn xarit Kaolack muy tabax bàyyi siis maa ngi koy nuyu muy tabax mu ne ma tabax bi di ko yeexal mooy boobu ba léegi maa ngi wut ay xale munu ma leen am waa ji ne ko ça veut dire que Kaolack amul ñu leen liggéeyal mu ne ko wéy mën na nekk li ko def mooy liggéey bi comme ni ma la wax sa kenn bu waxee rek ne bu yëgee ne embauché nañ mi ñu ngi liggéey rek charge yi day dis ci moom charge boppam bi day dis ci moom ñaareel ba tamit liggéey bi léeg-léeg ngay liggéey foo xam ne dañ lay fay 80 000 nga war a paas nga def transport war a lekk war a añ yooyu yëpp dafa am yoo xam ne nii mi ngi yàq léegi nag état bi tey bu jógoon tey jàppale secteur privé bi ñu employé nit ba nga xam ne nii tey suñ naan la Sénégal 15 millions d'habitants ñu naan la emploi yëpp mi ngi tourné à peu près ay 250 000 yoo xam ne réel suñ fexe woon tey ba nga xam ne le contraire mooy 97% ci nit ñi ay employé lañ waxuma fonctionnaire de xam nga employé ak fonctionnaire dafa wute fonctionnaire dañu war a tuuti